ce sera dans le 7h pour les détails. Voilà mu ngi noonu muy xibaar yi ci tënk li ñu mën a jàpp ci kanam tuuti ñu nar ko gën a yaatal léegi ñu jàll ci beneen ponk muy enfance ak Ndeye Coumba Marodi FC. waaw ku am tout tànk mën naa waajal pour dem foofu. dem Marodi FC ndax fi mel ni suñu football dafa gën a am. waaw suñu kapi da koo taxawal pour ñu mën a daal di tàggat ndaw yi. mën a am ñu mel ni ñoom Kalidou Koulibaly ëllëg. non seulement ça. mais aussi du ñu jël rek aspect sportif bi kese dañuy jël aussi aspect éducation bi c'est-à-dire que xale yi dañuy topp seen passion mais aussi dañuy am chance jàng de ce fait bu fekkee football bi si jamais aboutiru ñu mën a am aussi possibilité def yeneen carrière léegi nag moom mi ngi créé Marodi FC depuis daaw mettre ci ay moyens def xale yi vraiment dans d'excellentes conditions xam naa ñu def seetaan ko. Se réveille à 6h15 jël seen collation julli après ñëw entraînement à 7h15 on démarre après les entraînements on arrête vers 9h le temps de prendre la douche revenir à l'académie prendre le petit déjeuner après dem école 10h ils ont cours de 10h à 13h après suñu wàccee ils ont leur déjeuner suñu wàccee déjeuner bi après suñu paree déjeuner bi ñu dem sieste à 15h45 on les réveille on a une séance encore ici à l'académie ou à la plage ça dépend après la séance ñu ñëw le temps ñuy jël seen douche sangu kii ils ont des devoirs à faire de 18h à 19h 18h 19h suñ paree 19h le temps que ñuy julli timis préparé wu 19h30 on mange le dîner est servi après ils ont leur écran pendant une heure de temps 19h30 20h30 ñu julli gée après ils vont se coucher ils vont aller au lit 21h fekk na ñoom ñëpp ñu tëdd comme ça. mooy un jour de semaine. chaque jour un jour de semaine sauf les samedis et les dimanches les samedis on a match. mais di ay soldats ils ont un programme bien défini. calendrier beeg planning bi ni ñu ko tëralee pour permettre leen ñu nekk dans les conditions de performance mais leneen lu ma remarqué mais surtout de cadre. voilà bërëb bi yànj na. et puis nu mu mel certainement xale yi dinañ ko apprécier. effectivement cadre de vie bi déjà loolu dañ ci def loo xam ne xale bi bu nekkee ci biir il se sent à l'aise mais aussi discipline ak rigueur chaque jour am nañ planning boo xam ne dañ leen ko defal donc am na heure bu ñu war a def sport heure bu ñu war a lekk surtout heure bu ñu war a yeewu c'est important heure bu ñu war a sieste récupérer bu ñu paree dellu ci seeni activité donc loolu lépp rek bu ñu ko instauré de sorte que ne xale bi xam ne c'est vrai que mën nañu dund seen passion mais aussi mënuñu laisser de côté étude surtout aspect discipline bi c'est très important parce que ñoom li ñuy mettre l'accent mooy discipline bi ñoom ils y tiennent xale yi dans tous les cas bon xam naa banduma weddi sax peut-être académie de foot yi xale yi ñu fay yor yëpp di fa former am na ñoo xam ne benn nombre rek ñoom ñooy ciy génn léegi nag ñi ci des il faut que ñu def leneen léegi nag de ce fait bu ñu leen former loolu dina leen may chance ñoom ñu mën a briller quand même ci yeneen domaine Aziz day dem na fi déjà ci benn académie ñëw rek déjà di rafetlu li nga xam ni mooy ni ñu tëralee site bi ak tamit nañuy accompagner xale yi fa nekk waaw dafa nekk lu am solo ndaxte football à la base dañuy def sport def étude sport étude bi moo lay permettre tey jii ndax du ñëpp ñoo mën a réussir même sans formation boo ko yee du ñëpp ñoo mën a réussir ci football bi il faut nga xool beneen levier bu jëm ci li nga xam ne moom moo di football bi pour permettre leen li nga xam ne moom moo di jàng bi bu ñu réussir ci football ñu mën a réussir ci li nga xam ne moom moo di jàng bi jàpp naa ne taxawaay bu am solo la Marodi FC maa ngi koy découvrir nii ci li nga xam ne moom moo di Fatima Mamadou Lamine Sy yegg yaa ngi koy wax sànq xam naa da doon ndékki le président réseau voix essentielle du Sénégal Fatima nuyu nañ la dalal jàmm maa ngi leen di fay merci beaucoup vraiment pour l'invitation jërëjëf oui Aziz waaw ci jàng mi noonu wax rek ni boo defee centre de formation du ñëpp ñoo mën a réussir ci li nga xam ne moom moo di football bi kon boo defee sport da ngay def étude ci wet gi boo ko defee ci wàllum étude bi ñu war cee war a réussir ñu ci bëri li ñu ngeen réussir wala ñu boole ñaari ndaxte da ngay gis joueurs yi léegi ku ci ne jàng nga ba bac am nga say diplôme boole ko ak football bi nga xam ne mooy def mu nekk njeexital boo xam ne boobu am solo la te fi ñu ko commencé mu nekk ci Marodi FC bi jàpp naa ne lu am solo loo xam ne permettre xale yi tey ji boole allié football bi ak li nga xam ne mooy sport étude bi dina nekk loo xam ni lu baax lay doon ci ñoom. d'autant plus que mi ngi wax sànq naan du ñëpp war a mën a réussir am na forcément ñoo xamante ne ñeneen aussi dinañ am possibilité defi leneen pas forcément ñëpp nekk ay joueurs ci terrain. tout à fait parce que li ma wax rek mooy football bi
boo dee 90 joueurs yi 90 lañ wala 100 lañ da ngay jàpp ne 70 yëpp mën nañu réussir football bi wala 50 yi mën nañu réussir li ci des mën nañu réussir ci li nga xam ne moom moo di jàng mi maa ngi koy xool ci Ali lii bi nekkoon jàmbaar nga xam ni taali bi la duggee di def di jàng ba tey ji ingénieur la en informatique tey moom réussir ci football bi mais nekk na ingénieur en informatique ba permettre ko tey ji mu nekk am ci taxawaay boo xam te jàpp naa ne fi nga xam ne mooy Marodi FC joueurs ci bëri noonu la ñuy buñ génnee it noonu la ñuy nekk buñ nekkul footballeur rek te ñu dem ba nekk li nga xam ne mooy am nañ loo xam seen xam-xam màcc na ci dañ jàng ba am bac ba def formation boo xam wala ñu dem université ba mën ci am njeexital bu am solo ndeyku ma xale yi ci biir comment ils apprécient li nga xamante ne mooy fi ñu nekk waaw xale yi xam nga li may wax rek à chaque fois xale yi souvent li nga commencé di ko former ba nga xam ne tàmm na ko day habitué wu donc ñoom rythme boobu dem nañu ba nekk nañu ci biir daal tàmm nañu yeewu heure tàmm nañu xam nañu chaque heure ban activité lañu war a def donc ñoom ils sont dans leur élément daal génnuñu ci parce que formé nañ leen ci loolu. et puis source de motivation la gis ñi nga xamante ne lu mel ni capitaine bi ngay wax ne moo taxaw bërëb bi te certainement dina nekk loo xamante ne di leen gën a booster. effectivement gis nga même inauguration centre bi da ngay gis internationaux yi ñëw ñoom ñëpp ñëw donc loolu ay modèle lañu pour xale yi ñu xam ne ñii ils ont réussi donc ñoom aussi dañu war a def seen kéemtalaay kàttan fi ñu leen def ñu fexe exceller dans tous les cas aussi ba atteindre niveau ñi nga xam ne ñoom la ñuy gis noonu. est-ce que petit foog ñu jaar fii. waaw mënul ñàkk. formation mënul xëy rek am talent noonu. non mën nga xëy am talent noonu chance la rek. mën nga xëy am talent noonu génn nii mais nga jaar ci cadre yu mel nii dafa am solo. ndax gis nañ taxawaay bi Ibrahima Gana Gueye mi ngi taxawal centre de formation. Kalidou Koulibaly tamit mi ngi taxawal centre de formation ak ñeneen ak ñeneen. moo lay wan tey taxawaay bi football am. des formation à la base dafa nekk lu am solo. ndaxte da nga naan fi laa dalee baax mais xale itam bu leen maa lay wax ni démb rek barki démb rek maa ngi woon génération foot ba nga xam ni da ngay génn fi sa néeg dem jàng ci lycée bi wala nga dugg ci CM bi ba pare ñeneen ñi dem defi ci formation professionnelle lépp ci biir cadre ne doo génn di dem fenn maanaam sa xel daal ci sport lay nekk ak étude moo lay wan tey jii nii faaw nga jaar ci yenn centre yi boo bëggee surtout ñi nga xam ne ñoo yor seen doom yi ñu bëgg ñu nekk ay professionnels yooyu faaw ñu jaar ci centre yi pour mën a nekk li nga xam moo di ay professionnels ndaxte lañ lay jàngal ci slaay la ñu lay jox ci football ba baay bi ñu lay jox foofu da nekk loo xam ne lu am solo lay doon beneen bi kër buur yi daal di nekk ci Pout bon élément Marodi bi image yi maa ngi remercier Soxna Anta Ndiaye nga xam ne moo fa demoon waaw léegi nag bi centre kër buur yi nekk fee ca Pout di centre boo xam ne dañuy accueillir xale yi am infirmité motrice cérébrale dañ leen fay defal ay rééducation defar un peu seen alimentation mais aussi expliquer waale parents yi li nga xam ne mooy noonu la ñu war a téye xale yi soit ci kër gi donc loolu lépp ay aspects yoo xam ne c'est très important ci prise en charge xale yooyu nga xam ne dañu soxla quand même taxaw ñu seetaan extrait bi mën naa c'est une maladie à vie mais y a les quadriplégies y a les hémiplégies y a les diplégies te xale yi dañoo utante am na ñoo xam ne même bu dee quadriplégie la sax am na ñoo xam te ni seen cerveau n'est pas atteint kooku andi ko fii mu nekk ak ay morom rééducation boobu muy am di jour au jour moo ëpp chance ci moom munoon na dox wala mu mën a jàng raam wala mu mën a jàng sax bërëngu moo gën nga jël ko tëj ko sa néeg tëj boobu nga ko tëj benn lekkin bi yor doxoo ko lekkin bu baax un quadriplégie boo jël boo xoolee yaay yi dañuy jël xale bi jaaxaanal ko di ko jox muy naan benn lekk bi ruy rek la wala soow alimentation c'est pas riche donc jaaxaan boobu di lekk rek tey boo demoon ci niveau santé dañ la naan baaxul ndax lekk baa ngi jàdd ci xol bi. moom alhamdulilah xale bu fi ñëw am na lépp fi dara man ko fi lekk bi naan bi fej bi maanaam daal lépp lu xale IMC soxla pour vivre normal mi ngi ci kër gi ay nit ñoo ma jox ma tabax kon man parents yi du ma leen laaj 1 franc ku am sa doom ñu mën ko jël da ngay ñëw xale bi ñëw dëkk lekk naan. rééducation et tout. parents yi moom li leen wax mooy nañu téye seen doom yi un enfant IMC du dëmm du jinne du rab doomu aadama la téye sa doom boo demee ba nga xamante ne yow mënatoo téye nga indi fii boo demee aussi ba amatoo loo jox sa doom mu lekk mu naan mais woo ñu rek incha allah ñun dinañ la bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu meew ak ci wàllu xale bi lu mu mën lekk lu mu mën naan. bu ñëwee week-end déjà damay xam ne carrément ñi fi nekk dañuy sonn wax dëgg neex yàlla. voilà donc message bi ñuy lancé mooy ñu jàppale ñu bu baax voilà soxla nañ lekk soxla nañ naan soxla nañ paiement personnel yi fi nekk parce que ñoom tam dañoo bàyyi seen yitte ñëw jàpp si lii nii voilà ñu leen di
képp ku si mën a jàpp daal xeebuñu dara képp ku si mën a jàpp rek ñu jàppale xale yi parce que képp ku leen jàppale tamit sa bopp rek nga jàppale parce que lii tam jombul kenn ku nekk mën nga ko am jombul kenn voilà. mu ngi ne nattu mën na dal ku nekk. mais lu ci gën a am solo mooy ñu taxawal cadre boo xamante ne waajur bu jaaxle mën nga fa tur. pour au moins am déjà écoute bi war. mais aussi ñëw dalal xel bi nga xamante dinañ ko dalal sa xel ndax boo ñëwee nañ lay tertu ak nañuy toppatoowee xale yi nga xam dañoo am feebar. effectivement Aram gis nga élément bi Pape Saliou Sy moom moo bénévolement moom moo décidé tabax école bi. ay xaritam jàppale ko ay partenaire am jàppale ko parce que dafa gis que ni ki nekk première interlocutrice bi mooy Ndeye Awa Diop moom mooy directrice bi. bàjjenu gox la donc da doon dugg ci biir kër yi di jàppale parents yi nga xam ne seen doom yi dañoo am IMC di leen jàppale ci ay massage wàllum aussi ay conseils par rapport seen alimentation ba benn instant Pape Saliou mi remarqué loolu ne ko yow xam naa centre bu amoon ci zone bi à Pout yow ku la ci dugal di nga mën a xam parce que yàgg nga ak parents yi noonu nag lañ ko defee ba créer centre bi vraiment di leen ci jàppale bu baax xale yi par exemple bu week-end jotee dañuy ñibbi seen kër ba week-end bi passé ñu ñëwaat waaw donc lépp loo xam ne c'est fait bénévolement dara lu jóge ci état wala dara nekku ci mais nag yaakaar nañu ne pour mën a yokk seen capacité bu ñu sañoon waaw état bi jàpp ci daal parce que fi mu ne nii ñoom mënuñu dépasser vers ay 35 la ñu mën a am parce que li ñu def ci centre bi yëpp xam nañ ne bu rombee 35 wala mën na leen indi un peu ay gàllankoor te bu ñu sañoon di accueillir ay centaines quand même moo tax ñu lancé ni message pour ñëw taxawu leen Fatima waaw teewlu nga ko gis nga liggéey bi nga xam ne ñu koy def te initiative boo xamante ne nit ki moo jugal boppam ngir taxawu mu nekk loo xamante ne xëy na yenn saa yi même bu dee dégg nañ mu ne laajul dara parents yi mais du ñàkk aussi ne parent bu lambee poosam dolli ci wala yeneen nit ñëw def ci seen xaalis dina gën a mën a taxawu ñi nga xam ne ñoo fay ñëw. effectivement li nga wax lu am solo la. je pense que genre handicap yu mel nii lu xaw a difficile la. et puis comme ni ñu waxee communauté yi dañu am ay réalité yoo xam ne nii peut-être dañ ko ancré ci seen ay biir bopp. de telle sorte que lépp lu ñu gis dañu yaakaar ne peut-être nit kii dafa am lu mu def moom moo tax njabootam. juddu mel noonu. donc stigmatisation discrimination yooyu day indi famille yu bëri. bu ñu ko amee sax des fois dañu koy nëbb donc bu ñu amee centre yu mel noonu. ñuy taxaw pour jàppale de manière bénévole je pense que muy état bi muy keneen ak keneen les bonnes volontés war nañ ci war a mën a contribuer parce que soxlawuñu rek accompagnement bi maanaam di leen jox lekk wala leneen mais soxla nañu au-delà de l'enfant mais famille am aussi ñu am accompagnement psychosocial bi nga xam ne da leen di permettre aussi ñu mën a digérer la chose ba mën a bokk aussi ci biir société bi. c'est tellement vrai Aziz yaa ngi wax sànq ñu ngi tudd Rawane parce que suñu xel da siy dem invité nga ko fi plusieurs fois ci li nga xam ne mooy liggéey bu muy def moom itam pour jàppale waajur yi te moom it li Ndeye Comba di wax c'est parti de là gis ne xale yooyu dañuy am jafe-jafe te généralement famille yi duñu xam fan la ñuy tourner mu nangu ci daal ci suuf mooy taxawaay bu njëkk moom mooy famille bi ndaxte boo gisee ñoom Rawaan li ñuy def mu nekk liggéey bu am solo ñi moom la ñuy def mu lay wan tey ni ay xale lañ mais kenn waru leen a bàyyi c'est même da ngay saa suñu gëstoo rek war nañ gis muy état bi muy parent bi muy communauté bi mooy nga mu nekk seen wet di leen jàppale bu baax a baax te li Ndeye Comba wax sànq mën nañ def lépp 35 personnes la ñuy jël capacité bi tuuti na mais état war nañ ci gën a mën a jàpp ba ñoom it buñ gëstoo ñu gis état parents it buñ gëstoo it xam ne état bi ne seen réew bàyyiwu leen mi ngi seen wet di ànd ak ñoom di leen gunge te jàpp naan ci noonu rek lañ war a mën a développer centre yi mel nii ba permettre tey jii xale yi ñu téye leen faj leen fa bañ mën a delluwaat ci seen njaboot bokk ci commune duggaat ci communauté ndax ci communauté bi lañ bokk kenn mënu leen ci génn waruñu sentir sax boo di xoonte wala ñu am différence boo xam ne am nañ ko ak seen beneen morom mu lay wantee taxawaay bi nga xam ne muy communauté bi muy bàjjenu gox yi muy état bi ak ñëpp ñun ñii ñëpp kenn ku ne war surtout war leen wan ni tey jii ci communauté bi lañ bokk te dañ leen war a jàppale bu baax a baax bañ mën cee gën a gis seen bopp effectivement may wax aussi ne gis nga wax nañu ne am na liste d'attente bu gudd boo xam ne ay parents bu ñu déggee centre bi rek dañuy daw ñëw mais malheureusement duñ leen mën a accueillir dañ leen di bàyyi un peu bàyyi leen ci liste d'attente bi le temps peut-être ñu jéem a aménager trouver solution pour accueillir leen
donc problème beneen aspect aussi mooy comme ni Pape Sall wax ci biir parfois parents yi dañu am tendance di nëbb seen doom yi si biir kër mu feebar yi waaw wala ñu naan la jinne laak rab laak xam nga da ngay dem kiiwal ko wala da ngaa tooñ nit wala dara c'est ça waaw il faut que ñu xam nga ñu faj ko rab yi dem ak jinne yi dem alors que ay pathologie la yoo xam ne ça existe bel et bien te médicalement boo xoolee di nga xam ne am na cause mën nañ ko nag bañ a teel a détecter parce que ñu ci bari à partir de 2 ans la ñuy détecter que ne seen doom dafa am IMC te alors que day subvenir durant la grossesse juste après la naissance mais daal avant 2 ans bi loolu aussi dina tax prise en charge bi parfois day xaw a yéex parce que parents yi souvent du ñu teel a xam ne seen doom loolu la am jërëjëf Ndeye Comba ñu ngi lay gërëm bu baax ci plaidoyer bi parce que tamit am na si ñoo xam ni xëy na ñu ngi bëgg a dimbali ay nit mais yenn saa yi du ñu am les bonnes adresses pour mën fa dem teg ko ci ñi nga xam ne ñoo ko gën a yeeyoo ñu ngi lay gërëm bu baax merci di nuyu Thioro Dia di ko remercier aussi waaw pour image sànq kan la woon Soxna Anta ministre des sports ñoom ñëpp ci sama desk ñoom ñëpp ci sama desk la ñu nekk Soxna Anta mooy ministre des sports jaajëfal nañ leen Ndeye Comba